bëri pexeek tànk bu gudd ak barke ooleek alal du tee ñu xëy la tàgge xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laajteem yaam auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki réew mi mbokki àddina bi mbokki seetaan axiru zaman noo ngi dellu si waat di àndaat ak yéen ci beneen jataay ci axiru zaman di sant mbokk yëpp di leen gërëm di leen ñaanal jàmm gi rek sutura yal na yàlla boole nu ko defal def ko ci àddina bépp mbas mi nga xam ne moo lëmbee àdduna bi yal na ko yàlla sunu borom subhanahu wa taala jeexal te yàlla muccal ñu ci pexe yi nëbb ak yi feeñ muccal ñu ci jàngoro ji muccal ñu tamit ci pexe yi nga xam ne moo nekk ci ginnaaw jàngoro ji ndax ñaar yooyu yëpp mat a ñaan mucc bu njëkk dañ daan ñaan rek yàlla musal nu ci mbas mi waaye pexe yi ci ginnaaw mbas mi tamit mat na ñaan fi mu toll nii yàlla musal nu ci ndax mbas mi ngi fi mais pexe yi tamit mi ngi fi waaye nag sunu borom subhanahu wa taala mooy borom kàttan annal quwwata lillahi jamian te yastaxfuuna min annaasi mais wala yastaxfuuna min allah am na loo xam ne nun duñu ko gis mais yàlla moom mi ngi koy gis alladina qaala lahum nnaasu nag inna naasa qad jamau lakum faxshawhum fa zaadahum imaanan wa qaalu xasbuna allahu wa ni'mal wakil jarul tiit jarul ragal ci yenn yi ci feebar beeg yenn yi ci pexe yi ci ginnaaw feebar bi ñun moom nañu sax ci yàlla rek moom laa leen yàgg di wax ne leen lu mënti xew nañu sax ci yàlla lu mënti am nañu weeru ci yàlla yàlla moom mooy borom pexe mooy borom kàttan wa makaru makran wa makarna makran wa hum laa yashurun fandur rek kayfa kaana aqibatu makrihim inna damarnaahum wa qawmahum ajmain ba tax na yàlla sunu borom ku wéeru ci moom du seetaan seytaane di am ci yow pexe te yii yëpp ay mbirum seytaane rek la mooy dajjalisation bi nga xam ne nii moom laa yàgg di wax yal na yàlla musal nu ci lépp di sant mbokk yëpp di leen gërëm ci bàyyi xel gi ci axiru zaman bi weesu ñu nekkoon di waxtaane lu jëm ci wàllu li xew fële ca maris ak yeneen gox ci biir ndakaaru di ay ndaw ñu asaru nekk di jëf-jëf yu asaru ba fi mu toll nii yoon teg na ci ñoom loxo révélation yu doy waar nag feeñ ci bisu àtte bi ay xale yu ndaw yu toll ci âge boobu wax dëgg am fitum def lu mel noonu lu doy doy waar la te loolu lenn la rek lu feeñ am na yeneeni vidéo yoo xam ne bennati bennat ñi ngi tàmbali di ko jot muy lu doy waar ci Sénégal fi mu toll tey ci ay xale yu tuutee tuuti xale yu xonq cur di jëf-jëf yu bon yoo xam ne da nga ko daan gis wala nga koy dégg ca ña gëmul yàlla bu demee ba ci réew mi tey ay xale yu ndaw sañ a toog di def yu bon di filmer seen bopp nga xam ne nii loolu lu raglu la ba képp kuy waajur war a jëlaat say matuwaay loolu waroon émission bi weesu waraloon émission bi weesu lu ci baree bari waajur yi la ñu dellu woon di waxaat ak ñoom du génn nag tey sunu waxtaan wi nga xam ne ñu ngi ko fas yéene amalaat tey day dellu rek ci ni ñu banaliser tey mooy yàlla banaliser ko njaaloo banaliser ko mbirum sexe banaliser ko bàkkaar ci cadre général système yi nga xam ne tey tëral nañ ko ba nit ñi ñëw ñu tënk leen ci wala nit ñi tënku ci seen bopp ba luy mooy yàlla yenn yu bon yi léegi rëyatul dañ ko xeeb lool mu tuuti ngir def waxtaan mu mel noonu nag dañoo dalal tey koo xam ne sociologue la mais doomu daara la plus boole ci waaye dañ ko daral tey dalaluñ ko en tant que doomu daara ji kese mais mbub mi ñu ko gën a dalalee mooy sociologue tekkiwul nag ne doomu daara ji kese mënul doon sociologue bi mais sunu société moo bindoo ku nekk am na nuñ lay wooyee tey xëy na am na beneen émission buñ ko doon dalal dañ koy dalal en tant que imam wala ñu dalal ko en tant que oustaz wala ñu dalal ko en tant que leneen mais tey dañ koy dalal en tant que sociologue di doomu daara boo xam ne université la génnee amee fay diplôme am jàng lépp lu jëm ci wàllu gi ñu koy dalalee ak yeneen yoo xam ne ni ëmb na loolu noonu yëpp moo tax tey ñu dalal ko fii ci axiru zaman mu fas yéene waxtaan ak mbokk yi kooku mooy Cheikh Hamda Niang ñu bàyyi professeur Hamda mu nuyoog mbokk yi seetaan professeur salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di ziara ay téléspectateur wu axiru zaman di émission boo xam ne si wax dëgg yàlla yàgg nañu ko teewlu mën nañu wax di lu ëpp juróomi at a ngi ñu koy topp di ci ndokkeel bu baax donc présentateur bi nga xam ni mooy oustaz Makhtar di ko ñaanal yàlla itamit yàlla na ko yàlla dolli taxawu amiin di ci gërëm ñi mu ci àndal ñëpp di bég ci ñi leen di topp parce que émission bi bu fekkoon te ni woon tey amul woon ñu koy suivre xëy na mën nañu wax ni du yegg fi mu yegg
ñu am mbégte loolu ànd ci ak yow ci liggéey bi comme ni nga ko waxee léegi ndax dañoo toll ci réew moo xam ne si réew mu jafe wax la réew mu jafe dégg itamit waxu waxu aji wax ji la ñuy kontaan lool ñuy doon nag ay ndongo dara xëy na baatu professeur bi titre académique nañ ko bàyyi ak académiciens yi ñu di ndongo dara doon itamit apprenti sociologue ngir rek mën a def ay jàngat ci point yi nga xam ne si tudd nga ko léegi nekkul ni dañu fi ñëw pour wax fi loo xam ne si kenn mësu ko wax waaye nekkul itamit ni dañu fiy ñëw pour wax nit ñi dégguñu façon déggin boo xam ne si dafay jéggi dayo mais dañoo ñëw pour joxe une contribution bu modeste ci point yi nga xam ne si wax nga ko léegi mu jëm ci wàllu société sénégalaise bi nga xam ni tey modernisation ak mondialisation sonal na ko trop sonal ñi ko dëkkee itamit surtout nag boo jëlee ci la frange jeune ci ñi jëm itamit ci wàllu wéyjur yi itamit ci seen diggante ak seen i njaboot ni ñu war a nekkee yàlla tànne lu bëri war nañ ci war a mën a waxtaan insha allahu taala macha allah Mokhtar jërëjëf am na solo Cheikh Hamda ci ni mu nuyoo ak ni mu ubbee def na benn laltaay gu am solo muy introduction boo xam ne nii bu am solo la macha allah ñu sant ko baax a baax gërëm ko waaye rek ñu am lu ñu ñëw tuuti rek ci wàllu ñamali tey nag mën nañ ne du waxu naqarlu mais waxu sant yàlla lay doon émission bi passé ñu ngi nekkoon di waxaat ci mbirum daara yi te waxoon nañ leen ne du ñu dañ di ci wax waxuñ ci ngir waxal ci ma Sàmba wala ma Demba mais dañ ciy wax ngir waxal ci sunu bopp moo tax ñu ciy sonn ndax dañoo gëm ne tey lu nu am ak nu nu mel ak fu sunu tur yegg daara la ñu yéene loolu nga xam ne sunu bopp yéene nañ ko sunu njaboot yéene nañ ko tamit ñeneen ñu dul ñun ndax dañuy yëg sunu bopp ci daara lim nu defal ba tax na bu ñuy jóg di waxal daara waxaluñ ko ma Sàmba wala ma Demba mais sunu bopp la ñu dëkk di ko waxal ci laa waxee woon keroog nag ne utuñ ci ku ñu ci bëgg wala ku ñu ci bañ ñun moom sunu ngëm-ngëmu bopp lañ ci am goo xam ne moom lañ ciy dogal moom lañ ciy doxal ba tax na bu amee loo xam ne luñ ci gis la lu ñu tiital danañ jóg wax waaye bu amee lenn luy xaw a dal sunu xelit danañ ci wax jamono yi yëpp ñu ngi leen di wax ne ñu ngi siñ fang daara ci jamonoy Covid bi daara yu ci baree bari ñu am ay jafe-jafe ci jamono yi nga xam ne moo weesu ba moo juróon ñu taxawal 124 000 dog yi te ba léegi dafay wëy duñ ko arrêté ngir ne mbir yi am na lu ci sedd sunu xol lu ci feeñ waaye dañ koy wëyal ndax daara am na ñaari mbàtt yu muy tànqee mbàtt bi bu seddee la ak mbàttu bale bu tàngee bu mu ci doon rek am nañu ko jamono yi ci ginnaaw nag mbàttu bu tàng bi lañ doon jël di ko tànqee kon groupe bi dana wëy ci jamono yi ñëw ci mbàtt mu sedd bi lan laa jublu ci leeral ci loolu ci tënk mooy xam ngeen ne sëñ daara yu baree bari amoon nañ fitna ñoo seeni ndongo daara ci jamonoy Covid bi ba daara yu ci baree bari gars yi profité woon nañu ci tas ko jëlee xale yi fii ci seeni daara ak fudul ndakaaru di leen delloo ci te lañ leen doon delloo ci fay ay kaar di delloo ji xale buñ ko joxoon sëñ daara yooyu ñu toog ci seen daara bañ a génn ba feebar bi jeex bu yàlla dogalee nag jamono yi ñu yëg ci ay xibaar li ci mujj rek ñu mën ko joxe te dégg naa ne tasaaroo na fu bari ci Sénégal mooy li xew Tëngéej alxames ji weesu nga xam ne nii yenn mbokki daara ñoo demoon ci benn centre bu fa nekkoon doon bëgg a récupérer seeni ndongo yu ñu fa téye woon ñu yëg ne dañ leen bëgg a delloo ci ñu dem fa ba mu xaw a jut benn xëxëtloo waaye ci tënk ca suba ga la leen préfet joxoon rendez-vous ñu war a gisee ak moom muy préfet bu Tëngéej bi ñu demee gisee ak préfet bi nag dafa waxtaan ak ñoom ñu wax ko lan moo waral ñuy dund li ñuy dund am na ci ñoo xam ne ñu ngi koy muñ toog ak seeni ndongo di leen jàngal mais am na ñoo xam ne nii àttanatuñu ko moo tax seeni ndongo di génn waaye daal ci tënk daal mujj nañ jubóog préfet ci kàddu ba may leen ñi nga xam ne ñoo doon génn di dem di jëli seeni sarax ci seeni yaayu daara ak seeni bàyyi daara ñu génn di ko jëli bu ñuy génn nag ñu sol seeni dàll sol yére yoo xam ne nii yére yu set laag lu ci aju tëralal leen ay conditions yoo xam ne sëñ daara yëpp wax dëgg fa yàlla accepté nañ ko nangu nañ ko beneen bi nga xam ne tamit lu métti woon sëriñu daara yi la mooy dañuy jàppee xale yi ci mbedd mi comme niñ ko doon waxee wala sax ñu fekk leen ci seen biir daara jël leen fa au lieu que ñu delloo leen seen i waajur mais dañuy jël yóbbu leen ci ay centre yoo xam ne ñëpp xam nañ leen ci seen haine bu ñu yàgg a yoral daara di jéem a def pexe yu nekk pour tas daara yi police bu jàppaan xale yooyu centre yooyu la leen di yóbbul te centre yu ci bari feccloo xale yi woyloo leen ak bolot ak lu ne am na centre yu koy def loo yenn xale yooyu naqari woon sëñ daara yi mais li leen préfet mujj wax ci lu mel noonu mooy duñ jëlati benn xale
ci heure bi nga xam ne nii moom la ñuy wax ne xale yi heure boobu bu ñu fa yegg ci jëli seen sarax bu ñu jàppee xale ci heure yooyu noonu la danañ ko jël teg ko ci loxo sëriñu daara yi nga xam ne dootuñ ko jëlati léegi di ko yóbbu ci centre mais sëñ daara yi nga xam ne ni ay responsable lañ dajaloo nañ ba am seeni association di dajaloo di waxtaan ñooñu ku leen jox ay xale yu mel noonu danañ ko delloo sëñ daaraam wax ak moom avertir ko ba la nga xam ne moom lañ ko waxoon ne bul ko defati dootu ko defati ñu dëppoo ci loolu noonu le muy lu sedd nag xol te loolu nga xam ne moo xew ca Tëngéej dégg nañ ne xew na ca Ndar ak yeneen i gox ci Sénégal sëñ daara yi dañu mujj waxtaan ak autorité ya fa nekk ba ñu trouver benn terrain boo xam ne terrain déggoo la te loolu rek lañ mos a yàgg bëgg wax dëgg fa yàlla mooy ñu waxtaan ba juboo bañ a jaay doole ndax ci réew mi la ñu bokk kon nag bu amee lu daan am ñu koy naqarlu bu ñu gisee lenn loo xam ne feeñ na ci danañ taxaw saluer loolu noonu le di xëppiwaat suñu bët nag di xool ba leneen amaat loo xam ne nii jar na wax ñu wax ci waaye fi mu toll daal situation yi ñi ngi dalal suñu xel ngir ne lu baree bari mi ngi ciy saafaraw ngir daaneel ci lu mel noonu nag junjoon naa leen ci sama page Facebook ne leen am na kilifa guñ ci joti xibaar ne wax na ci njiitu réew mi axiru zaman bi weesu tamit bi may wax ci daara yi moom laa daanele woon tey nag dana ma may ma tudd kilifa googu jaajëfal ko ak rafetlu taxawaayam muy Thierno Bachirou Tall di xalifa mam Cheikh El Hadj Omarul Fouti dama jot ay audio ñu wax ma ne moo wax ak njiitu réew mi ci mbirum daara yi ma yëkkati sama téléphone gëstu en tant que ku xam famille bi jege leen ma gëstu ñu confirmeel ma lu mel noonu ca kama jot ne ma lu mel noonu am na lu ma ci wax loo xam ne lu ñuy wax ci kaw la ak loo xam ne lii rek laa leen ci mën a wax pour rek ne leen am na tànk yoo xam ne nii jot nañ ci xibaar yu wér na dox na ko ci ba njiitu réew mi xamal ko ne ko yu ci bari yëgu ko woon wax ko tamit li ñu leen santoon ci ndakaaru la yemoon mais pas mu génn ndakaaru loolu nag biñ ko yëgee dañu jël noonu rek publier ko waxuñu turam waaye buñ demee bañ gis ginnaaw bi ne mbir yi kat mi ngi sedd kon dana baax nag ñu ñëwaat fii tamit ne leen kilifa googu noonu le danañ ko ñaanal yàlla sant ko gërëm ko ci taxawaay bu rafet boobu nga xam ne defal nañu ko ñun en tant que ay doomu daara ndax na bu ñuy jooytu defe naa ñu mel ne moom dégguñu bokkoon na ci li tax ñuy jooytu kon bu fekkee ne kilifa gu tedd gu baax gu sell googu nga xam ne ci ñi Sénégal dese ci leen sagoo la bokk muy Thierno Bachirou Tall mag mu yiw la mag mu baax la mag mu tedd la te wama shahidna illa bi ma alim na ci ñi Sénégal dese di leen bége la ci ñi Sénégal dese war leen a safoo la te li tax ma koy wax nag waxuma ko ci ay dégg-dégg mais dama ko wax en tant que ku yàgg a toog ci jataayam dégg ko muy wax te buy wax li muy wax waxu yàlla kese lay doon waxu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kese lay doon lu fexe ba mbon du am ci Sénégal lay doon ku mel noonu kon mat naa seede ci ne ku baax la ci ñi Sénégal dese war leen a sagoo war leen a ndamoo la bokk kon bu ñu yegee ne dox na tànk yu mel noonu wax dëgg fa yàlla danañ taxaw ñaanal ko yàlla jaajëfal ko ñaan yàlla guddal fanam ñaan yàlla fayal nu ko yiw loolu daal lañ doon ubbee di sant mbokk yëpp di leen gërëm balaa ñoo dugg ci sunu thème incha allahu taala Cheikh Hamza tey ñu ngi waxtaanee woyofal gi nga xam ne gis nañ ne dañ ko woyofal léegi ak mooy yàlla rawatina lu jëm ci wàllu awra mun nañ ko tuddee noonu arab ko koy tuddee tubaab bi di ko wax sexe muy banalisation du sexe wala sax pêche mu gën a yaatu nga xam ne léegi dañu gis ne bàkkaar nam daan rëyee ku ko def ñu ne def na njombe kaawteef léegi dafa mel ne rëyatul léegi nit day ñemee mooy yàlla ba noppi di filmer boppam di ko feesal yow en tant que koo xam ne gëstu nga ci wàllu société ni mu bindoo nan nga nu mën a jàngatalee loolu Cheikh Hamza. Haj Muxtaar balaa ñuy ñëw ci question bi nga baal ñu rek. ñu def benn motion de soutien au moins. jëmale ko ci ñooñ daara. ndax bu ñu waxantee dëgg rek. ci wàllu produit yi daara génne ci biir Sénégal di Sénégal ak léegi école occidentale bi nga xam ni si tey moom moo fi nekk mu ñu ko di wax école française génneegul nit ñu amee valeur nit ñu amee dayo noonu c'est pas que nag doomu daara la moo tax ma di ko wax waaye Sénégal bu ñuy wax repère fii ci Sénégal repère yi ñuy jël mooy ñi nga xam ne si faral ñaar ci daara ji lañ génne donc duñ ci sori bu fekkente ni itamit mendicité dafay déranger mendicité dafa fekkee ne dafa doon loo xam ne si maanaam yalwaan gi dafa doon loo xam ne si dañ ko war a defaraat dañ ko war a tere wala dañ ko war a xool ni ñu koy gérer warul yem kon ci waa daara rek te li ñu gën a seetlu ci jamono ji tey kuy dox ci yenn artères yi gën a rëy ci biir Ndakaaru ña nga fay fekk
ñuy toog di yalwaan ña nga fay fekk ñu jël ay xale yu tuuti yoo xam ne si nekkuñu ca daara ji mais seen doom la ñuy toll ci ay parental lañ ci waxin ña leen di ñu exposé leen ci situation boobu noonu yaakaar naa ni kenn waru leen a fàtte waru leen a fàtte nag ça veut pas dire que dañ leen di brutaliser mais lan moo waral nit ñi tey nekk ci situation boo xam ne si pour dund il faut que ñu dem tàllal loxo lu ko waral lu waral tàllal loxo bi nañu ko xool bu baax nañu ko xool bu baax parce que Sénégal dafa doon Sénégal boo xam ne si léegi dafa bëri ay niveau am nañu koomle lool am ñoo xam ne si amuñ dara te itamit ci biir ñi koomle da nga ciy gis ñoo xam ne si la plupart nekkul seen liggéey leen ko may mais da ngay nekk ak ñoom ci benn kër ci benn dëkk ci benn koñ ci benn leneen liggéeyuñu fi lu tax ñu am fi yenn façon koom yi mais nga xëy gis leen koo ci wax ñun la noo yàlla bind tollewul wërsëg yi d'accord nañu ko waaye wërsëg yi itamit ñu xool ku ci nekk la nga ca war a am ko ci baax na ci société effectivement entre parenthèses loolu bu ñu ci doon def pour dellu si ci sa question xam nga société boo gis dafay am repère ñu ngi profito ci élément bi nga wax léegi di ñaanal suñu wayjur suñu soppe suñu sëriñ Cheikh El Hadji Mouhamadul Bachir di ko di ñaanal itamit mag ñu baax ñi tey réew mi yëpp ñoom ñooy repères yi tey ñoom ñooy keno yi ñoom ñooy piliers yi mais société boo mënti gis ci àdduna dafa am lu ñuy wax repère dafa am ay piliers yuy tax ñu mën a xam ni kat société bi lii normal na wala lii normalul mais société yooyu yëpp fi ñu jëm ci mondialisation fi ñu jëm ci li ñuy wax tey ci ni nga terme bi ngay utiliser sànq muy dajalisation dafa nekk ñu am benn point bu sensible boo xam ne si ci la ñu tàmbalee moom la ñuy wax désacralisation maanaam lu sacré woon loo xam ne si tey xel demul woon ci lii war naa ko war a mën a attaquer wala lii war naa ko mën naa ci war a mën a duut baaraam wala war naa ko remettre en cause loolu ñoom dañuy fexe ba loolu la ñuy jëkk attaqué boo ko attaqué ci misaal dafa mel ni ñun la diine islam nga nekk léegi su ma bëggee song diine l'islam damay dem ci alxuraan ma song ko luñ ma wax ci alxuraan man la wéy seen teere yi nii da ngeen koy di alxuraan yi c'est comme si nit ñëpp safara la ñu jëm wala nit ñëpp voilà da ngeen di et cetera quoi bu ko defee di pousse nit ñi ci ñu gën a ñeme loo xam ne si wax yàlla la te yàlla ñëpp dañu bokk d'accord ci ni tey bu fekkente ni dañoo nekk ci société boo xam ne si société de foi la nit ñi dañoo gëm lu yàlla wax kenn waru ci discuter kenn waru ci discuter ndax am na wala amul yàllaa ko wax moo ko santaane dañuy def moo ko tere dañuy bàyyi loolu mooy norme bi mais bu ñu ñëwee nag ci société boo xam ne si tey dañu ni laïcité moo fi nekk te encore une fois Mokhtar Sénégal nit ñi wala bokk intellectuels yu bëri ni ñu déggee laïcité ak laïcité li muy tekki du benn laïcité tekkiwul ni damay ñëw ci benn réew bu mel ni Sénégal ma ni kenn du appliquer islam mais damay bàyyi sénégalais bi ki nga xam ne si jullit la mu attewoo li mu gëm kii catholique attewoo li mu gëm mais ñoom ñëpp ñu fexe ba seen nekkin doon nekkin boo xam ne si dina yëwén mais bokkul ak laïcité à la française bi nga xam ne si c'est l'État moom mooy teg les principes yi régir nit ñuy dund ci biir société bi de façon générale lu la charia may lu la charia tere ñoom yooyu yëpp seen nekku ci misaal français boo fa demee kenn sañu faa waxu polygamie waaw pourtant biir France sañ nañ faa wax koy góor jigéen pourtant biir France sañ nañ faa wax yeneen wax mais kenn waxu xel demul ci nga am fa ñaari soxna wala ñetti soxna donc question wu nekkaale am na lu ko indi nag fan la tàmbalee mooy dañoo fexe ba ñoom la doon seen ponk diine ponk yi nga xam ne si moo doon seen ponki société mooy repères yi yooyu lañ jëkk repère boo ko repéré nag ba mu ni nërmeelu ci suuf nga soog nag yow dérouler sa benn programme boobu boo ko doon tënk tey ci misaal dafa mel ni moom la ñuy wax arme silencieuse guerre destructrice arme yi dañuy ñëw di rey ci suuf di faagaagal ci suuf objectif bi nag du lu dul lépp luñ fi tegoon ñu yàq ko mais du feeñ ci suuf lañ feeñ ci suuf la ñu koy def te loolu li leen ci gën a dimbali lii ñu jàkkaar loolu ci la bokk muy média ok ci seen arme yi la bokk ci seen arme yi gën a puissante ci la bokk pourquoi média doy waar tey ñun ñëpp bu ñu xëyee dañuy génn suñu kër yi wuti luñ dundalee suñu njaboot yàllaa ñu ko teg ñu war ko def mais bu ñu génnee ci suñu kër yi bàyyi suñu njaboot ginnaaw lan lañ leen fay bàyyeel ñii tey bu ñu xëyee nunu bi lañ fay bàyyi wala bon bi lañ fay bàyyi wala seen mag la ñu fay bàyyi wala yaay yi lañ fay bàyyi ñoom it ñu nekk ci occupation wu waañ bi
pendant ce temps bu xale bi jàngiwul kan lay jàkkaar loolu télé bi télé boobu ñu fay nga fay bàyyi moo fa wuutu way jur mais bu fekkente ni maintenant télé bi dafa dindi responsabilité wu jouer un rôle pour façonner nit gi pour mu doon benn nit goo xam ne si gu mat la alors télé boobu maar détail yi musiba la maanaam mi ngi véhiculer programme bu doy waar te naa ci bàyyiloo xel way jur yu bëri ndax mooy point bi ñuy ñëw ci kanam tuuti ci wàllu sexualité xale yu bëri tey boo leen di wax dañuy waxu Mickey la ñuy seetaan programme mu télé Mickey yi nañ ci bàyyi xel bu baax bëri na programme mu Mickey yoo xam ne si tey wàllu góor jigéen la ñuy jàngale wala wàllum sëy la ñuy jàngale boo dul jege nag yow sa doom di xam li muy seetaan lan la di waxtaan ak moom pour xam fan la niveau d'interprétation wu li muy gis lan la da ngay daal di dugg ci guuta goo xam ne si doo tokki mën génne te Mickey boobu léeg-léeg yow du la intéressé yow en tant que yaay ji wala papa ji ndax danga naan yëfu xale la bàyyi ko xale bi ba tax na ñoom ñi ngi profité waale ci Mickey yi mën nañ ci joxe exemple Canal Plus fan yii nii gis nañu ay images yu tasaaro yoo xam ne ni ay xale di ko seetaan seeni chaîne muy lu doy waar ay mbirum ngóor jigéen absolument xam nga Maxtaar doy waar li nit ñi li parents yi war a bàyyi xel mooy kuy tette liir faaw nga dox doxinu liir kuy tette liir faaw nga dox doxinu liir mais boo bëggee di tette liir ba noppi di waaxu yi magum jëm liir bi du ngeen mën ànd yéen ñaar kon xale boobu nga xam ni si xelam matagul yow yaa ci war a def li société bi soxla ci moom boo démissionné nag bàyyi ko télé bi mooy ça veut dire que li télé programme bi ne ci biir télé bi mooy nekk ci moom te attention image dafa doy waar man mi toog fi tey di wax ak yéen am na ci koo xam ne si bu ma gisee tey may génn di wax daf may jàppee koo xam ne si war na ko roy ci saasi ba lépp lu mu wax rek da ngay jàpp ni dëgg la fekk na ci ñu bëri ci la ñuy jaar mar day taali loolu li may wax ni nag c'est valable ci wàllu diine c'est valable ci wàllu société c'est valable ci yeneen domaines yu bëree da nga ci gis tey kilifa goo xam ne si gu am tur la gu am dayo la lu mu wax nit ñi dañuy jàpp ni loolu dëgg la wala lu ñu war a roy la te fekk na ku ko topp jëm yaa ngi ci yoonu sànku te ñu ngi leen di tudde tey ay kilifa diine ñu ngi leen di tudde tey ay kilifay aada ñu ngi leen di tudde tey ci wàllu aar bi ñu nekk et cetera te fekk na ñooñu ñëpp c'est des ambassadeurs yoo xam ne si dafa am benn programme spécial bu ñuy véhiculer programme bi du leneen lu dul lépp lu doon jikko ju baax ba ñuy reconnaître ko une société ñu dindi ko fi pour mën a jëndi leneen teg ko loo xam ne si ñoom déjà am nañ ci luñ ci jot wàll fayu ko ñoom ci seen wàllu bopp kon bu fekkente ni tey société bi parent bi daal génn na outil li ngay bëgg a wax foofu bu mën a déggee génn na outil mais njabootam bàyyil na leen ci biir këram lu ku leen mën a yàq wala lu leen mën a yàq xam nga te moom léeg-léeg du ci bàyyi xel xam nga nit ñaar la nit ruux la ak matière waajur wi mooy dundal matière bi ci dem wuti mais bu fekkente ni dafa dundal matière bi kese bàyyi li nga xam ni si mooy tax matière bi li enveloppé matière bi li na ci biir matière bi maanaam contenu bi nga xam ni si ay valeur ñoo ko war a fondé valeur yooyu bu fekkente ni yow bàyyi woo ci xel mooy en réalité jur nga nit mais nitewul te kooku su nitewul dafay nekk posan boo xam ne si ci biir société bi lu mu fekk mën na koo yàq te day mel ne néew buy dox rek néew buy dox sax a koy gën néew buy dox a koy gën en réalité parce que néew mën nañoo wax ni xëy na kii kat li newoon ci moom yàllaa ko dindi mais kii dafa amul dara lu dugg ci moom déjà wala boog la dugg ci moom dafa doon loo xam ni si mar d'Italie lu anomique la ci wàllu sociologie boo ko doon jàngale maanaam tey dañ naan la li dañoo ñëw fekk feebar yëpp nga ni man ban feebar moo gën a bon ci feebar yi naa ko jël def ko mu nekk ci sama biir loolu nag pour mu dox il faut que ñu am loo xam ni si heure boo ci waxee àdduna yëpp lay dégg heure buñ la ci gisee àdduna yëpp lay gis kon da nga jàpp ne ñi yàq société média seen arme la te arme boobu noonu la li muy rey ak di ko yàq ci secret la koy def bu garaaw a garaaw ma joxaat la ci beneen mbir boo xam ne si dina xaw a doy waar tuuti seetul Sénégal programme télé yi nekk ci Sénégal yëpp boo ko dajale woon nga compiler ko pour am programme télé bu mat bu tax ñuy wax programme télé doo ko am programme yi ñu am yëpp remplissage la ak li ñuy bari télé yëpp li ñuy bari télé yëpp nag boole ceeg sax chaîne YouTube yi léegi réseaux sociaux yi yëpp boole ko ci dañuy jël ñun par exemple média social bi nga xam ne si dañ ko waroon jël média sociaux yi ñu waroon jël tey mu waroon ñu mën a jouer lu bëri ndax amuñu moyen pour monter ay unité de télévision mais médias sociaux yooyu tey lanu ciy jël pour def ko affaire po moo ëpp lañ ciy jëriñoo te société boo ko bëggee yàq
da ngay fexe boo yàqee jikko yi ba pare du ñu toog mukk di poser wu les véritables questions de société. tey fii ñu toll nii ñun tey ma joxe rek misaal dañu jóge ci weeru koor gi ak débat bi ñu fi am lépp ñuy gis tey dafa mel ni tey boo jëlee këru diine yi dañ ci doon def benn genre compétition te lu ko doon def te la ko doon def ñi doon dem ci plateau yi wax dëgg yàlla ku ci nekk ak sa xam-xam ñu nangul la ko waaye dañuy jàpp ni tey bu fekkente ni wax nañ dëgg rek mag ñi nekk ci Sénégal ñëpp amul nañ un programme de société mais pourquoi waxtaanee wuñ programme de société wu mag ñi lu tax ñu bëgg ñu gëmal mag ñi jàpp seen dimension anthropologique rek maanaam seen jëmm kese mais ñoom dañoo bind pour lu jagal société bi lan moo tax waxuñ ci lu jagal société bi te jamono ji loolu lañ gën a soxla loolu la ñu gën a soxla que Alaaji Malick Ousmane a ko jur Fawad a ko jur et cetera Alaaji Malick laa mën a wax ndax alhamdulilah mais la ñu bind ñoom pour li jagal société bi pourquoi kenn du ko def débat ci jamono yi nga xam ne ñëpp a ngi jàmbat société bu yàqu te ñun ñëpp ragal nag wax ci wax yooyu pourquoi parce que wax yooyu am na ci loo xam ne si tey buñ ko doon jëfe buñ ko doon teg ci biir société bi pour appliquer wu xëy na man mi di wax ak yéen man la ñuy jëkk jam mais buñ ma jamee itamit jam ma ci dëgg war naa ko mën a nangu mais buñ ma jamee ci jam boo xam ne si itamit luy defar société bi dama ko war a nangu mais malheureusement ce n'est pas le cas mais société bi ñu nekk médias yi divertissement kese la ñuy def divertissement maanaam pooloo nit ñi ci po moo xam ne si la nga ciy gën a dégg mooy dañuy fexe ba lu nit doon wane ci nga sañ ko woon ki nga ko seqal loolu lañ jël te exposé ko ci biti ba noppi nekk di ko jéem a layal. day na waar day na waar c'est am na loolu am na solo mu nekk benn entrée boo xam ne nii bu am solo la pour wane ne su ma jàngatee li nga wax société bu nekk dafa am luy ñëw pour yàq ko te li koy yàq buy ñëw du fës ci kaw mais ci suuf lay jaar day yor ngànnaay yoo xam ne nag yu sophistique la yoo xam ne ni bët du ci tegu mais ni nga xamee ne ngànnaay lu feeñ li bu jëmee ci nit mën na ko faat. bii nag du faat bakkan du dindi ruux mais jikko lay dindi te ni mu koy dindee kenn du ko yëg nga joxe ci exemple boo xam ne bu jege la muy waajur yi nga xam ne tey ñëpp ñi ngi daw di wuti mais bu ñuy dem dañuy bàyyi lu nekk seen kër loo xam ne média lañ koy wooyee nga xam ne ni xale bi tey sa ginnaaw kookoo koy wax muy dégg mu koy wan muy gis ba nga xam ne léegi yow bi ngay ñëw ci xale bi fekk nga xale bi génn sa kër bu yàgg te mi ngi toogoon ci biir kër gi demul fenn ci biir média yooyu noonu nag ñi yàq société ci la ñuy jaarale seeni programme ba programme yi di jàll ba nga xam ne ni tey yow da ngay xëy sa doom tëla te demul fenn yaa ngi naan mi ngi jàngi di wàcc mi ngi toog ci kër gi amul sax ay xarit fekk am na lu gën a garaaw xarit muy xarit boo xam ne ni télé la tudd internet la tudd mi ngi ci biir kër gi loolu nekk lu doy waar mais bu ñu ñëwee rek pour gën a gagner temps gannaaw boo xamee ne loolu gis nga ko ci société lan mënu yóbbee société bu mel ne Sénégal ak partout sax mën nañ ne ci Afrique ñu amoon suñuy aada yu rafet amoon suñu diine mbañum rus di jomb am kersa mais ñu toog ba mu yàgg daal benn diggante boo xam ne mën nañ ne lu mel dañ ko accéléré la nga xam ne nii ci ay at ci ginnaaw yenn yi da nga daan gis ne day am tey ñu toog ay at gis ne loolu amaat na mais tey da ngay gis dara ñu ne scandale nangam xew na ñu toog ba mu yàgg rek leneen lu gën a garaaw ñëw nëbbu loolu ñu fàtte ko ba nga xam ne lu weesu woon sax dootul nekkati scandale léegi kooku sax mën na génnaat gannaaw scandale am boobu noonu leen ndamuwaat ci kanamu société bi ñu naan non pourtant kuy def lu ko gën a garaaw rek moom moo fi nekk loolu ñuy jàngate ne loolu. xam nga rupture dafa am ci doxalinu société sénégalaise rupture bi nag yéex nañ koo seetlu mais depuis année 70 yi booy def littérature société sénégalaise. surtout la société wolof bi ñu gën a miin nga xam ni boo ci doon jàng tey ci gëstu ku mel ni ay sociologue bu ñuy wax anthropologue bu ñuy wax Ablaye Bara Diop wala ethnologue di nga gis ci wàllu société sénégalaise li ñu doon jàppee comme ay jikko ju rafet li ñu doon jàppee comme ay valeur transmission bi waroon a am ci diggante waajur yi jëm ci doom yi ci at yooyu na mu waroon melewul noonu loolu nag dafay gën di cumuler wu maanaam benn genre déficit la boo xam ni si mbon gi la ñuy gën di wane que mbaax gi léeg-léeg dama koy wax ci Sénégal sax booy faral di déglu ñi ma ko gën a yabee mooy ñi def revue de presse boo leen di déglu da nga yaakaar ne Sénégal lu baax amu fi lu bon dong fi am te tànk nag nu ngi gën fësal lu bon lu baax kon day néew doole
te léegi nag li xew c'est la résistance pour l'existence maanaam il faut que nit ñi ñooy fexe sukkandiku ci li fi nekkoon ba mu dëgër ñu bañ li nga xam ni si moom la ñuy imposer à travers les différentes appellations ñi naan ko nouvel ordre mondial ñi naan ko nangam nangam ñi naan ko nangam nangam mais li am ba des mooy lii tax nit gi mën a yëg mbon gi muy def wala lii tax nit gi mën a siiwal mbon gi muy def dafa yomb léegi. dafa yomb xam nga mooy lan. télé léegi mi ngi ci poche. mooy téléphone. mooy internet yomb na téléphone yomb na te dafa am benn boroom xam-xam bu doon wax nii niveau mentalité yi su évolué wul ba mën a tolloo ak niveau technologie bi maanaam niveau technologie bi su avancé romb niveau mentalité yi société boobu ñooñu di utiliser technologie boobu nañu ma baal ci waxin bi mais ay abruti kese la ñuy doon. bu ñuy wax abruti mooy ñoo xam ne daal njaaxal lañu mën tuddee ci waxin. ay bàyyi ma. fii ñu toll nii nag ca jamono ci suñuy maam tubaab bi ba mu fi daal di ñëw daal jàpp jàmm daf daan naxee léeg-léeg yenn maam yi seetu mais ñun fi mu toll nii pour tubaab yi def ñu ñoo xam ne si dañuy obligé di leen topp li mu ñuy naxee mooy le téléphone. li ñuy daj ci téléphone li ñu ciy jëriñ lu néew la mën nga yendu ci téléphone toute une journée mais li la ciy jëriñ lu néew la. Je suis très sensible à cette question parce que je suis de très près ce qui se passe autour des médias sociaux. Mais lii yàqu ci société sénégalaise li ci ëpp actuellement ci médias sociaux yi lay jaar. te médias sociaux yooyu parents yu bari jéemuñu ko contrôler. médias sociaux yooyu est-ce que médias sociaux yooyu rawul comme li nga wax noonu ne moom la bindkat boobu wax dafa raw mentalité parents yi xale yi. mel na seen mentalité dafa tolloog médias yooyu. dafa tolloog médias yi sans pour autant ñoom ñu am valeur yi yenn parents yi am. parents yi am valeur yi itamit mais technologie bi raw leen donc gis nga déphasage boobu am rupture boobu am ci diggante parents ak doom. rupture boobu am entre valeur ak avancée technologique. mais rupture boobu am aussi. entre ñiy utiliser la plupart du temps médias sociaux à des fins yoo xam ne si duñu fin yuy jëriñ société bi par rapport ak waajur yi ñoom la ñu soxla woon ci seen doom tey ci Sénégal ñun ñëpp ngi utiliser Facebook ñun ñëpp ngi utiliser Instagram Twitter et cetera suñuy doom ngi jàng informatique ñi ngi jàng communication mais pour quelle raison ñun ñu war a topp toujours la société américaine bi ñuy jox ñun ñuy consommer pourquoi ñun duñu produire société américaine bi nga xam ne si dafay produire société occidentale bi produire di ñu jox ñun ñuy consommer toute production dafa am benn support ethnologique bu ci nekk maanaam toute science et ethnoscience mooy lan science boo gis culture ba ko defar dafa am wàll ci science boobu. da ciy am jeexital. ñoom la ñuy joxe kon noonu ci société boobu. tey Facebook ci misaal bu nit bindoon benn vidéo bu nit defoon benn vidéo boo xam ne si dafa am yu ñàkk teggin yu ci nekk boo ko dénoncé woon ñoom nañu koy analyser duñu ko analyser par rapport ak ñun suñu société mais ñu ngi koy analyser par rapport ak ñoom seen société par rapport ak seen i normes. Effectivement. waaw kon nag ñun bu ñu bëggee bokk ci compétition bi waratuñu topp ci Facebook ak Twitter ak ñoom la ñuy def mais ñun war nañu fexe créer ñun suñuy support def ci un contenu culturel bu méngoo ak li nga xam ne si moom la Sénégalais yi dund moom la Africain yi dund. ok est-ce que tamit ci côté boobu noonu la ku tudd média bu ñu la déggee sa développement lu ci bari yaa ngi tudd point boo xam ne bu am solo la muy média ndax li gën a fës ci yàqute gi foofu la bàyyee ko mais it bu ma jàngatee li nga mujjee wax nii nga xam ne ni tey ndaw ñi ñi ngi ñëw di utiliser loo xam ne ni dafa mel ni dañ cee raw seeni waajur ba léeg-léeg seeni waajur gannaaw effet yi maanaam bi xale bi yàqu doo ko yëg mais bi mu yàqu ba pare nga ko yëg te li ko doon yàq mi ngi ci biir kër gi mais est-ce que boobu école bi tamit du ñëwaat nekkaat beneen question buy judduwaat ci loolu ndax dafa am benn journal démb maa ngi koy tudd defe naa la Figaro la en 2014 dafa bind benn article bu ñu ko titré la banalisation du sexe nekk na débat ci école yi mais mu cité école wane ne tey xale yi ci biir école yi mbirum prostitution foofu lañ koy jàngee ci école yi la ñuy nekk léegi ca toilette ya fa la ñuy fóonantee ñu baal ñu ci waxin wi
xale yu baree bari ci école yi la ñu yàqoo léegi kon est-ce que école bi nga xam ne moo waroon a ñëw technologie boobu noonu le mu am yenn yoo xam ne xam na ne parent bi daf ko doyloo jël doomam jox ko mu am lenn lu mu sol ci boppam ba am fenn fu mu koy yemloo est-ce que école boobu tamit ñëwul tey di dimbale yàqute gi ñenn ñi yàq société bëgg a yàq société dimbale leen ci xale yi pour ñu yàqu. dama lay gërëm bu baax. parce que xëy na xel mënoon na fattu ba analyse bi ñu bàyyi ci partie boobu ndax wax nañu sànq ci daara ji te waxuñ ci école bi. en réalité boo jëlee tey école bi nga xam ne si moom mooy école sénégalaise. dafa am benn borom xam-xam bu bind bu yàgg ni l'école occidentale est une autoroute bitumée vers l'exode. ñu koy wax Joseph Kizerbo la tudd. dafay wax ni école occidentale boo toogee ci biir classe bi di jàng. yaa ngi dugg ci benn car boo xam ne si car bi génn na la ci réalité bi ngay dund yow boo xoolee ci fenêtre bi réalité ba fa nekk bokkul ak réalité bi nekk ci biir école bi donc il se pose un problème de contenu mais loolu du enseignant bi moo koy def du enseignant bi moo koy régler mais c'est une question éminemment politique ndax ñi yor politique éducation ñoo war a xool lan la suñu société yi soxla ci wàllu jikko tey ci société yi ci suñu programme yépp ñu ngi ñuy jàngal ay Baudelaire ñu ngi ñuy jàngal Arthur Rimbaud ñu ngi ñuy jàngal mais kan moo ñu ci jàngal Cheikh El Hadji Malick Cheikh El Hadji Omar ça c'est un grand problème mais loolu ñun ñoo ko war a def pour ñu daw bu gën a baax tuuti gis nga boo xoolee ci biir école bi ba léegi école dafa doon loo xam ne si moom it ci vecteurs yi la bokkoon parce que école mission wu école bi ca njëlbeen mission civilisatrice lañ ko tuddee woon maanaam pour soppi jikko yi si soppi valeurs yi mission la boo xam ne si pour que politique d'assimilation wu colon bi mu fiy ñëw mën a yomb ndax bu ñu former nit ñi ci ni tubaab bay xalaate bu ñu ñëwee itamit kon dinañ ko war a mën a doxal ci seen programme bu ñu sukkandikoo ci kaw ñoo ñu formé loolu am na fi ba léegi nag dafa am lu tax mbon ngi gën a bëri ba léegi boo xoolee ci biir école yi ci ni ma ko sañee wax ci samay xarit samay moromi enseignant mooy la distance psychosociologique bi war di am entre kiy joxe xam-xam ak ki muy jox xam-xam dafa xaw néew léegi bu njëkk ci misaal man sama enseignant bu njëkk ki ma doon jàngal bu ma ko masaan seen dama koy jàppee ni waajur wi ma bàyyi kër ga la ndax lan moom dafay am les mêmes valeurs que sama waajur wi newoon ci kër ga mais enseignant boobu tey bu ñëwee mook élève bi ñëw ñaar ñu taxaw mënuloo wax ni kii mooy enseignant bi kii mooy élève bi donc ça c'est un problème te problème la boo xam ne surtout enseignant bi moo koy régler de mais société bay koy régler ba noppi parce que enseignant bi dafa jóge ci kër élève bi jóge ci kër ku ci nekk ci ñoom bu ñu la formé woon ba nga doon koo xam ne si nit gu mat nit gu nite nga bu ñu ñëwee problème bi du posé wu mais lii feeñ ci biir kër yi moom la ñuy fexe ba mooy génnaat ci mbedd mi booy dem ci école bi tamit moom nga fay gis école boobu ci ni nga ko waxee léegi sexualité à l'école waxuma la rek am na lu feeñ loo xam ne si lu garaaw a garaaw la dinaa la ko wax léegi mooy lan UNESCO programme bi ñu tëgg daaw ànd ci ak programme yu bëri France commencé woon nañ ko appliquer mu jur coow lu bëri mooy fexe ba enseignement sexuel à l'école éducation sexuelle à l'école lañ ko tudde woon mais éducation sexuelle boobu noonu ci xale boo xam ne si mi ngi nekk maternelle lan lañ ci jublu am 4 ans 5 ans 4 ans 5 ans 3 ans sax la ñuy wax léegi waaw léegi suñu wàccee xale bi ki toll woon ci dem daara ñu former ko pour mu am au moins base foi bu dëgg ci société de foi lañ nekk société wu ngëm lañ nekk xale boobu fa mu waroon jàngee ji luy dëgëral tawxiitam nga fexe ba dindi ko fa yóbbu ko ci école ba très tôt école boobu ñu koy jàngal sexualité kooku bu jógee lan lay def ba du banaliser sexualité te conséquences yi mooy France bi ñu ko tàmbalee appliqué une semaine la xale yi nekk ci cours yi di fóonante ay xale yu am 4 ans 5 ans loolu nag moom fóonante geeg yooyu moom dinaa la ko wax léegi am na ci benn vidéo buy circuler ci internet bi xam naa ni waajuru xale yooyu buñ leen gisoon la ñu daj ci daara yi ak borom daara yi waroon nañ ci daj ci genre waajur yu mel noonu parce que man du ma condamné xale yooyu la ñu def dafa am fu ñu ko gisee am na vidéo yi bu coow lu fi am fan yi yàggul xale yooyu la ñu doon def fan la ñu ko def ani seen waajur ba ñooñu dépassé affaire boobu tey mais ñu ci bëri seen waajur leen di encouragé parce que doom bu demee def naka sudul noonu wala nga ñëw toog ci biir kër ga moment de grande audience yi nga jàpp chaîne télévision boo xam ni si tey lu garaaw a garaaw seetlu naa ko ci fan yi te nit ñi bàyyiwuñ ci xel laa yaakaar mooy lan toog ci benn théâtre bu ñu tuddee maîtresse de nos mariés nga gis koo xam ni si nee na moom ki mu doon nekkaale moo ko ëmbal ñuy discuter ñoom ñaar lan la ñu war a discuter ndax dafa war a yàq doom ji wala waru koo yàq bi ñu génnee boo xoolee ci réseaux sociaux yi lañ doon débattre mooy ndaw si lan moo tax protégé wul woon kon léegi ñun léegi dépassé nañu fu ñu waree ñaawlu koo xam ni si tey dafay ñëw nekk ak nit
ba loolu xew fa. mu delluwaat rek ci sunu thème mooy banalisation bi. nga xam ne léegi nit ñi moom ñaawlootuñ jëf gi bi ci gën a garaaw nekkatul banalisation acte sexuel bi. mais avortement bi derrière il faut toujours nit ñi di am cette lecture là. te lépp ci biir série bi ci biir série bi. avortement débat lañu yoo xam ne si ña ngi koy suscité depuis boobu ba léegi. ay parlementaire doon nañ ko ci wax dégg naa fi parlementaire boo xam ne si nekkoon na fi président groupe parlementaire mu wax ci affaire avortement bi. mais c'est la même logique moo ne bàyyiwuñ ba léegi te duñu mës a bàyyi fii ak amuñ liñ bëgg. moo tax ma leen di wax toujours c'est la résistance qui fait l'existence. fii ak résister wuñu fii ak amuñ ñu mel ni yéen. ñoo xam ne si dañuy taxaw lépp loo xam ne si jukko yi daf ko nar a yàq. ñu taxaw ni lii kat bokkul ak li ñu miin bokkul ak li nga xam ne si mooy li gën ci suñu société. parce que nag il faut que ñu am liberté de choix ñun ni français yi amee sañ-sañu choisir ni ñoom monogamie la ñuy dox. mais ñun it nañu am choix wu nii kat lii la ñuy dund. mooy suñu ma dëppoo ak suñuy valeur man merewuma français yi merewuma occidentaux yi ñoom am nañu fulla li ñu bëgg ci seen société ñun ñoo des mais ñun ñoo des parce que ñun li suñu góor ga maam Habib Sy radiyallahu taala anu daan wax mooy tubaab yi ñuul yi la ñoo xaw bëri te nag moom foo leen di fekk dañuy sere ci rek mais duñu mas a doon tubaab te dootuñu dellu nekk africain. effectivement est-ce que loolu noonu tamit duñu dugalaat ci beneen point mooy bu ñu tuddee média bi tudd école bi ba tey ñu des ci école bi mais ci beneen facette donte junj nga ko ci sa biir wax muy politiciens yi politique gu éducation politique gu yàgg maa ngi koy wax rek defe naa ci émission bi passé tey xale yu bari yu toll ci yenn âge yi dañoo tës seeni waajur 14 ans 15 ans 16 ans ba 17 ans xale yooyu tey am na ci ñoo xam ne seeni waajur jooy nañu dóor nañu ba mënatuñoo dóor ba léegi ka nga doon dóor ëpp na la doole yedd nga ba léegi say furitu gémmiñ jeex na amatoo benn pexe sa doom mi ngi ci yoonu yàqute ma nga tàmbalee 15 ma ngay tuux ma ngay tàmbalee di ànd ak i moromam def naka su dul noonu mais amoo benn politique gu état bu la dimbale ci sa doom jooju noonu li léegi sunu état yi sunu politique waxuma sax xale boobu mais mu dalee ko ci école bi est-ce que ki nga xam ne nii mënalul boppam ci éducation di ko financer mais ay waa Occident ñoo ko mënal ba di ko financer éducation ndax du ku la mënal dana la mane est-ce que du programme yi ci bari yu xale yi jàng tey ba yàqu bitim réew lañ ñëwee programme yooyu togg ko indi jox ko suñuy état boole ko ki milliards pour ñu jàngal ko suñu njaboot. moom laa lay wax sànq ci tubaab boobu ci borom xam-xam boobu ñuy wax Joseph Kizerbo li mu waxoon du jullit mais borom xam-xam la boo xam ni si la mu wax dëgg ju wér dëgg la. mooy lan c'est une autoroute bitumée vers l'exode. autoroute la boo xam ne si boo ci toppee réalité bi fi nga nekk la fa nekk ci wàllu valeur ki jikko daf la fay génnee yóbbu la vers l'exode maanaam nga fekki tubaab yi ci seen milieu. loolu mooy mbir mi beneen bi ci topp la ma waxoon benn waaye ci benn plateau télévision ci bi ñuy wax ci modernisation wu daara yi mu nekk ci benn ONG alors il me disait oui daara yi dañ leen war a moderniser et cetera ma ne ko yow nu ñuy moderniser une réalité boo xam ne si yow xamuloo ci dara bu ñuy waxoo moderniser daara da ngay bàyyi acteur daara yi ñu waxtaan ci seen biir ñoom ba moderniser ko mais pas yéen parce que yéen en réalité li ngeen di wax ci kii bi mais ñu ci bëri ay courtier lañu parce que sans problème mu daara yi nii ñoom duñ dund ça c'est une réalité qui est là. Je n'ai rien contre benn ONG aw ma kenn ci ñoom problème mais nag wax dëgg yàlla bu dëgg rek taxee ñuy wax am na ci loo xam ne si war nañu koo def ñoom ci seen bopp balaa ñuy waxu daara ji li ngay wax dafa am solo ci njàng mi gis nga njàng mi Muxtaar bu ñu waxale yàlla régime politique yi fi jot jaar yëpp liggéey bañ ci waroon a def des na pour que suñuy jikko école bi bañ ko changer mais të gi nga xam ne si dañ koy seetlu waxuma ne ku dem école ba da ngay të parce que man miy wax ak yow jaar naa ci école bi jaar naa ci université bi mais wax dëgg yàlla avant may dem ci école bi ak université bi samay waajur jiitu nañu ci man ma leen di rendre un vibrant hommage jiitu nañ ci man ba am na loo xam ne si sañu ma ko def lu tax am na ay repères yu ñu ma wan ni ma lii kat repère la mais ñun dañuy jaawatle ñaar liberté ak libertarisme liberté daf lay wax ni la fii nga nekk sañ ngaa waaxu diggante fii ba fële mais sañuloo ko jëndi mais libertarisme nag dafa lay wax ni la fi mu toll nii limite amu fi lu la neex defal fu limite amul lu la neex deful nag boo amul xelu dégg ko amuloo ku leen la sa waay déet nga dugg ci yoonu yoonu sànkute te Sénégal amul centre de resocialisation yoo xam ne si tax nañu naan centre de resocialisation tey en Europe en France bi ñuy topp tey wala Occident bi ñuy topp da ngay topp mu yàgg gis ay xale tubaab yi ñu fi indi dugal leen ci quartier yi dugal ñu dëkk fi pour yow lan la dañ leen fi indi pour vacances
la plupart du vacances de dañ leen fi indi pour yaraat leen ndax dañu nekkoon ci yoonu sànkute ñoom dafa am lu leen rëcc ña ngi koy jéem a dabaatu mais fu mel ne sax États-Unis tey da nga gis jamono doon naa wane vidéo yi lu bari ci samay page merci jamono yi nga xamee ne ñu ngi coow mbirum jéng taalibe yi wane xale yoo xam ne ñu ngi leen monété pour yar leen yooyu centre de resocialisation yi centre yooyu noonu ñan la dal en général mooy xale yoo xam ne si tey ci wàllu société te nañu mën naa la wax la loola ñu ngi ci yoonu të seen waajur ñu ngi waaj a nekk bomb ci seen société mais xale yooyu tey ñun balaa suñu société di toll foofu waruñu dem kay nag ba problème bi ni kët ni jonn ñuy soog a taxaw di wax est-ce que toll ñu fa bu fekkee jëluñu woon ay matuwaay ba tey xale yi yàqute gi moom mi ngi fës na moom programme yooyu nga xam ne xale yi yàgg nañ leen koo jàngal programme yi def ci am loo xam ne si 73 ba léegi ñu ngi koy doxal 73 ba léegi ñu ngi koy doxal dinay dégg ci sama benn kilifa bu koy wax naan gis na document bi man mii gis naa document bi mais 73 ba léegi programme baa ngi dox te ñoom lañ ci jublu mooy moment ba ñu war a toogee ñun pour poser wu les véritables questions de société moment yooyu ñu fexe ba def ko ay moment de divertissement mu nekk fecceeg wéy donc ba ci diine ji léegi dugal nañ ci fecceeg wéy moo xam ne si dañ ko bëgg niroo léegi diine attention c'est très clair ki nga xam ni si tey moom yitteem yëpp moom mooy na organiser ay show tëgg tama gars yi fecc et cetera góor ak jigéen daxasoo bu ñëwee organiser le diine gàmm wala organiser la leneen ci wàllu diine ñu tuddee ko diine ci misaal indi ci ay nit ñoo xam ne si xàmme nañ leen ci géewu diine mais ñooñu suñu ñëwee ñoom ñëpp tey dajaloo nga indi këru diine yëpp ñëpp ñëw toog damay bañ tudd programme bi mais ñëpp xam nañ li may wax la ñu fay wëy la fay am bokkul ak li diine jàngale benn yoon kon kooku mu ngi utiliser non seulement diine ji pour à des fins ci wàllu xaalis à des fins commerciales mais itamit mi ngi utiliser ndaw yi à des fins commerciales donc autant ñu waxu exploitation des enfants foofu aussi exploitation des enfants la donc loolu itamit lu jar a bàyyi xel la effectivement am na solo Cheikh Hamda mais xam naa beneen côté bi nga xam ne ci laay ñëw te xam naa fi la ñuy jeexale mooy banaliser bi ñu banaliser mbon gi daf ñu yóbbu léegi ci beneen catégorie wu mbirum franc-maçonnerie mbirum góor jigéen ci ndaw ñi tey ba nga xam ne léegi yematuñu rek ci ay ñoo xam ne ñi ngi filmer seen bopp ci mbirum góor ak jigéen mais dafa dem ba yegg ci beneen phénomène bu doy waar muy tey ay góor jigéen yoo xam ne ay xale yu ndaw dem ba yegg ci léegi filmer seeni bopp Ndakaar mu mel ne ni mu doonee capitale ci Sénégal noonu la doonee capitale beneen côté ci wàllu mbon mooy ay secte yu bari ñi ngi fii ay loge maçonnique yu bari ñi ngi fii te yemuñu rek ñoom ci seen bopp ak la ñu gëm mais dañuy jéem a recruter di dugali ñeneen ba parents yu ci bari tey da ngay yeewu gis sa doom ci beneen dundin boo xam ne ni yow xam nga ne amul salaire bu ko may muy dundee noonu amul lenn lu ko may mu war a yegg foofu mais xëy na rek yegg fa te dara yóbbeewu ko loolu dugg na ci yi nga xam ne ni moom lay tudd benn dugg na ci benn club boo xam ne ni ngóor jigéen wala franc-maçonnerie wala yu mel noonu li ba day dem ba mu léegi niñ daan bonloo ak di ko ñaawloo mbirum ngóor jigéen ak franc-maçonnerie day dem ba mujj gi dootul nekkati lu rëy ndax dafay dem ba léegi benn mbooloo mu takku ñoo nekk ci biir ñoo xam ne ki ci bokk bu gisee ñamu bokkal danaan affaire bi nekkatul lu garaaw loolu tamit yow en tant que kuy jàngat ci société loolu nu jàngatee loolu seetluwul bu baax ci gàmmu Tiwaawan bi passé ñu ngi gërëm suñu baay suñu xalifa suñu xarit Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour ci bi mu waxee ci wàllu góor jigéen ñi ba mu ko waxee ñan ñoo jëkk tëb di ko tontu wala ñan ñoo jëkk bëgg a jël débat bi di ko gàddu def ko débat boo xam ne si beneen débat la pourtant nekkuñu nit ñoo xam ne si ñu ñàkk xam ci diine lañu ay nit la ñu xam ci diine ñoo jëkk taxaw commencé di insurger wu xel dina ñaaw foofu ñoom ñëpp xam nañu ni kii wax li mu wax islam a ko wax société wu ngëm la ñu nekk église bi dañ ko condamné jàkk ji def ko condamné mais ñi bokk ci wàllu diine ñu xàmme leen ci wala bokk ñoo xam ne si seeni waajur ci diine lañ leen xam ñoo jëkk taxaw am ci waxin yoo xam ne si ba ñu ko waxee boo ko déggee da ngay foog ni en réalité li góor gële di wax garaawul mais kii li mu wax moo dëkkook jamono xam nga gravité mbir mu toll noonu am na beneen bi ci topp parents yi ba léegi ñoom lay waxal médias sociaux yi c'est des voies de recrutement des lobbies. Ah bon? C'est des je le dis bien parce que nag li André Malraux doon wax pour parler d'amour aux amoureux il ne faut pas faire d'enquête sur l'amour mais il faut avoir été une fois amoureux maanaam boo bëggee wax ak nit ñi ci wàllu mbëggeel doo leen di defee enquête ci mbëggeel mais da ngay mës a bëgg médias sociaux yi ku ci ne ci biir di nga ci gis léeg-léeg ay agents de recrutement yu ñëw jéem a recruter ñenn ñi
mais boo amul foi bu dëgër ñu yóbbu la parce que li ñu lay miroiteloo di la ko jéem a jox bokk na ci alal bokk na ci ñu lay dégg maanaam notoriété ci société bi nga bokk na ci nga doon koo xam ne si fa nga nekk lañ lay jéem a pistonné pour nga yor yenn daraja yi mais boo yàkkamtee yàqule parce que pour dire vrai ñoom seen société dafa am problème bu valeur ñoom société ba ñu nekk société matérielle la actuellement ñu ngi ci wàllu lu ñuy wax anomie bu ñu koy dégg bu ñu koy maa ngi naan anomie sax mais ñu ngi ci extasie du moins yegg nañ foo xam ne si bànneex amatul luñ ciy découvrir léegi li ci des rek mooy chute di delluwaat ginnaaw ci wàllu jikko ci wàllu ko leneen ak leneen ñooñu bu ñu ñëwee tey nag maintenant di la jox ay leçons mooy dañu bëgg nga mel ni ñoom kon nag nañu lànk am nañ loo xam ne si ñoom amuñu ko ñu ngi recruter à travers les universités ñu ngi recruter à travers certains clubs yu bëri ci biir dëkk bi. mais Sam yaa ngi wax lu garaaw ah oui moo fi am. léegi ñi nga xam ne tout le temps ñi ngi ci réseaux sociaux yi rawatina ñi seen doom nekk ay université ngay wax recrutement yooyu. dafay tiital yenn waajur yi doom buy dem université yaa koy yëpp. la nga koy mais pourquoi lu tay université defaral la ko bu fekkee am nga confiance bu bàyyi sa doom mu dem fa. non université en réalité xam nga université moom boo ko déggee. dafa jóge ci baat boo xam ne si wàllu universalisme daf ci am maanaam ouverture la war a doon mais balaa ngay def ouverture da ngay am enracinement kon waajur wi na préparé doomam ba balaa mu bàyyi mu dem parce que ñi nga xam ne si dañuy taf pas-pas fépp la ñu nekk mais ci wàllu université comme ni ma la ko waxee léegi am na ci yenn corps yoo xam ne si fii au Sénégal c'est des corps yoo xam ne si daanaka fa la ñuy recruter am na quoi mais c'est une réalité bu nekk ci biir réew mi ñu di ko dund mais waajur yi encore une fois doom bu fekkente ni da nga ni jullit la da nga bëgg yow mu doon jullit doom bu fekkente ni da nga ni catholique la nga bëgg mu doon catholique lay tax mu doon jullit wala mu doon catholique yow miy waajur yaa koy def ci moom bu demee nag moom ba toll ci nga xam ne si war na jël responsabilité am àgg na fenn foo xam ne si charia may na ko mu jël ses responsabilités maanaam yow sa responsabilité en tant que parent teggiku na quelque part mais donte teggiku na du tax nga bàyyi ko parce que faaw nga gunge ko parce que moom dafa jóge ci berceau bi war la gunge ci tombeau bi mais da ngay fexe ba yow mi muy gunge nga war dem ci tombeau bi maanaam yow mi muy gunge pour nga dem ci bàmmeel balaa ngay dem nga bàyyi fa sa jeexit ci moom loolooy tax affaire yi mën a am continuité li ma doon wax rek mooy gis nga tey parent bi nga xam ne si moom moo ànd ak doomam doom ji jóge ci berceau war a gunge waajur wi ci tombeau waxuma nag ni doom mooy mujje toujours waajur àdduna je ne le dis pas waaye ñëpp yaakaar nañu ni kat espérance de vie am na lu muy tekki waaye yow mi nga xam ne si nag yow la responsabilité bi tegu ci sa kaw yow mi waajur war nga fexe ba doom jooju tey boo ko defar nga ko façon defar boo xam ne si jeexit waxuma sax ndono de mais sax jeexit différence dafa am diggante ndono ak jeexit. mais ñu bari danañu jéem Cheikh Hamza ci seen doom ndax loolu lañu faral di wax da ngay defar ñu yàqal la mais ñi nga xam ne tey ñi ngi ci société bi comme loge yooyu may wax noonu comme mbirum góor jigéen gi recrutement yooyu ngay wax ne ci université yi nekk ci réseaux sociaux yi mais loolu dafa mel dafa dépassé waajur yi léegi est-ce que état responsabilité mi xam naa foofu la ñuy daanale engagé wul ci yàquteeg jikko yi nga xam ne moom la ñuy dund ak woyofal gi nga xam ne tey moom la ñu woyofal mooy yàlla gi nga xam ne tey moo tasaaroo ndax xam ne loo xam ne dafa dépassé waajur tey bu ñuy tudd ay club yu fi nekk di tudd ay loge yu fi nekk di tudd ay secte yu fi nekk et cetera mais loolu na am na loo xam ne waajur wi yëgu ko fi doomam dem ñu recruter ko ci internet dugal ko ci lañ ko dugal recruter ko université dugal ko ci lañ ko dugal mais moom capacité am léeg-léeg du fa yegg ba tax na ñenn ñi foofu la ñuy wax rek da ngay defar mbedd mi yàqal la. waaw mais xam nga nag Makhtar il faut que aussi ñun ñi nga xam ne si ñoo wax ne dañoo bëgg defar faaw ñu ànd ak capacité wu résistance capacité wu organiser wu ñun ci seen jëmmi bopp ñoom nañu mën def ba taxaw ni dañuy yóbbu affaire yi ala ak ci seen wàll ñu nit faaw ñu organiser wu mais parents yi ñun ci suñu bopp wala organiser te wuñu ñoom bu ñu amee fullay organiser wu ba mën a recruter ñun lu tax mënuñu am fullay organiser wu ba li nga xam ne si moom la ñuy dund à travers nos daayira et autres là duñu ko jëmmal mais léegi daayira yi c'est un problème daayira yi dafa war a nekk école boo xam ne si ci la ñuy fonder la foi des jeunes mais daayira yi tey lu boo fa demee lu fa am woy taaxuraan la plupart du temps daayira yi boo fa demee tey lu fa am affaire fans club mais ñi ko def ci seen bopp infiltration la boo xam ne si aussi am na mais école bi xam nga état tey ci misaal
état dafay wax ni dafay garantir exercice des libertés donc liberté yooyu mu maye tey nit ñi di ko exercer ci la ñu yenn kuréel yu bëri ñoom i tamit bu ñuy ñëw di déclaré wu du ñu tuddee seen bopp ni ñu ko tuddee léegi mais beneen tour la ñu koy jox seen bopp beneen objectif la ñu koy jox mais boo duggee ba ci biir gis en réalité la fa nekk mais ñoom noonu ñuy doxalee seen liberté la ñuy jël doxalee ko organiser wu façon organisation boo xam ne si xëy na méngoo na ak jamono mais pourquoi ñun duñu fexe ñun tamit organiser wu ba mën a recruter ñoom la ñu jotoon recruter ñu jëm ko récupérer delloosi ko mais ñun loolu bu ñu téyee est-ce que amul warul na am ki ñu dajale nga xam ne moom jàpp na ne xelam mooy yegg ci war a tëralal nit ñi seen dundin muy politique xaw ma nan lañ koy waxee di ko définir ci seen baatu tubaab yi noonu ne aar boo xam ne moo war a gérer cité bi waaw léegi bi nga xam ne léegi moo war a gérer cité bi war na mën a am capacité wu waajur wi nga xam ne tey organiser woo ak njabootam pour tënk leen jafe na ko mais moom mu organiser lu waajur bu fekkente ni man maa war a doon arbitre te fekk na man yàlla attan na dama bokkoon ci programme boo xam ne si moom lañ ma tënkee woon jéng ma génnee ma réew mi ci xel génne ma réew mi ci jikko génne ma réew mi ci leneen su ma demee it ba nekk président de la république su ma waree arbitrer du ma arbitrer arbitrage boo xam ne si mooy yor avantage yu réew mi. mooy dellu ci li ñu naan weñ gaa nga bañee ca mbaañaa. waaw kay nag léegi nag li fi des Muxtaar. mooy nit ñi ñoo nekk ci parti politique yi. nit ñi ñoo nekk ci école yi. nit ñi ñoo nekk ci daayira yi ñoo nekk ci biir société bi. ku ci nekk da nga am sa responsabilité individuelle d'abord. La responsabilité elle est individuelle avant d'être collective. mais suñu assumé wul la responsabilité individuelle. collectivement du ñu mën a assumer itamit la responsabilité. te kon dañuy gën a fragiliser wu. d'accord lan ngay dénk mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan Axiru Zaman ci société bi ak ni mu bindoo tey. côté boobu mën nga ci ñëwee en tant que sociologue mais en tant que doomu daara ba nga xam ne tey nii ñu banaliser ak mooy yàlla mu tasaaroo rëyatul diisatul ci ñenn ñi nga mën leen a wax ay kàddu yoo xam dana tax ñu bàyyiwaat xel ba jël seen responsabilité. kàddu yi du nekk maanaam di joxe leçon. parce que kiy joxe leçon dafay fekk nga mat royukaay. mais mën na doon fàttali. waaye mën na doon fàttali ñun ñëpp ñu jàng ci. li ñuy fàttali nit ñi mooy d'abord société bi ñu nekk bu jagee jagalul Amsata jagalul Muxtaar bi ñëpp la jagal mais su yàqoo ñëpp lay yàqu te société bi ñu nekk nii tey kenn ci ñun amul intérêt njiitu réew mi échoué ci projet yi nga xam ne si moom moo war a dox ci réew mi ñun ñëpp suñu avantage suñu intérêt moom mooy njiitu réew mi état bi nga xam ne si moo fi nekkal fi askan war fi nekkal askan wi la muy doxal mënal amal njëriñ askan bi ëllëg loolu nag dañ ci seetlu ci Sénégal tey ñetti mbir dafa am lu ñuy wax sentiment de défiance maanaam nit ñi tey ndigal nga jëfe ko ci ku la sañ jox la ndigal nga jëfe ko daanaka léegi rébellion moo gën a bëri que sentiment de défiance beneen bi ñun ñëpp tey dafa mel ni xëcc ci suñu côté fa ñu bokk moo ñu gënal xëcc ci ñun ñëpp la ñu bokk mu doon loo xam ni jafe-jafe la pour ñu defar société bi moo tax bu ñu bëggee dawal seen benn programme dañuy fexe ba diviser ñu te la ñuy diviser du ko jar ndax la ñu boole moo ëpp foofu la ñu tàggate ñetteel bi ci topp moom mooy citoyenneté dafa dellu ginnaaw ci réew mi bu baax su ma yëgoon ni sax léegi amatu fi parce que Maxtaar citoyen modèle la mooy Maxtaar tey bu génnoon ci mbedd bi gis loo xam ne si kat bu ko gisoon ci biir néegam mu naqari ko kon du ko def moom ci biir mbedd bi mais léegi Maxtaar dafay bàyyi moom la ko gën a metti ci biir këram moom lay gën a def ci digg mbedd bi te boo ko waxee ñun la mbedd mi mbeddum buur la kon problème am na donc loolu yëpp nag boo ko dajalee tey boo bëggee am li koy symboliser rek mooy taxawal ci circulation bi boo taxawee ci circulation bi da ngay gis oto yi ñi yor oto yi di dawal xëccoo la ñuy def ak jëkkalanteeg wane égoïsme et cetera moo tax doo ci gis mu oto bu màggataale nañ ko wàcce woon lu ko waral parce que jikko yaa fa nekkul donc pour nag réew mi dox il faut que ñu bàyyi xel leen ñi nekk ci télé yi di wax parce que société yi nga xam ne si ñoo nekk ci wàllum mbor gi ñoom bu ñu bëggee seen mbir dox programme bi nañ koy tëralee mooy dañuy xool koo xam ne si ñëpp bàyyi nañ ko xel moo leen di véhiculer seen message mais ñun bu ñu bëggee kon affaire yi baax nañu xool képp koo xam ne si ñëpp bàyyi nañu ko xel ñu jéem ko gunge ba mu wéyal lu baax saa su nekk siiwal lu baax moo war a doon yoon bi mais pas siiwal lu bon kon nag mbir mi daal ku ci nekk am nga ci part de responsabilité macha allah mi ngi tàmbalee ci nit gi individuellement mi ngi jaar ci waajur yi mi ngi jaar donc ci univers familial bi soog a lam bi nag maintenant ci koñ bi ci dëkk bi ci région bi ci réew mi macha allah
am na solo Cheikh Hamda ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko buñ ko déggee daal ci tënkaat waxam donte li mu wax yëpp am na solo ba nga xam ne boo koy tënk sax mën nga ko yàqaat mais liñ ciy déggee mooy wane ne responsabilité yi mi ngi tàmbalee ci waajur wi nga xam ne mi ngi génn di wuti bàyyi njabootam kër gi la mu bàyyi ca kër ga lu muy def ci njabootam muy média wan nañu ci départ woo xam ne dafa am ñu jóg ngir yàq société mais dafa am arme yi ñuy utiliser yoo xam ne arme yi du fés arme yi ci suuf la nekk mais nag li muy yàq balaa moo fés fekk yàq na ko ba pare ci lay soog di fés te li ci gën a doy waar muy média yu ci baree bari fa lañ koy jaarale loolu moom duñu deñ di ci wax du ñàkk danañ amaat ak moom yeneen i jotaay yoo xam ne dañ gën a xuus ci lu mel noonu bu demee tey ba nga xam ne mike yi nga xam ne démb da nga daan gis mike xale yi di ko seetaan ñuy wane ay rabu àll wane ay nit yu ñu def comme nit ñuy wax comme nit rabu àll yuy wax comme nit yooyu noonu rek ñu ne ci la yemoon xale yi ñu ci nekk bëgg ko ñu gis ne xale yi am na lu ñu bëgg tey ñuy jaare ca biir la ñu bëgg di ci wane yu bon ay mbirum sexualité nekk na loo xam ne lu doy waar luy dëggal li nga xam ne ni moom la doon wax ci mbirum média yi ak utiliser guñ koy utiliser. beneen bi mu tudd mbirum réseaux sociaux yi la mu waroon nekk njëriñ ci nit ñi léegi yu ci bari bërëb la yoo xam ne nii fa la ñenn ñi di jaare di recruter ñi ñuy recruter pour dugal leen fa mu leen di dugal wane na tamit réseaux sociaux yi dafa war a nekk bërëb bu ñuy jàngee mais léegi bërëb la boo xam ne nii bu ñu bari di jëlee ak yàqute la te war a doon a tëddee noonu. kon mu demee tey ba nga xam ne école yi nga xam ne moo waroon a wane sunu société li mu am ci mbaax am ko ci culture ñu jàngal xale yi xam-xam yoo xam ne amuñ ko woon mais léegi programme yi ci école yooyu noonu la lay jaaree di yàq xale yi moom it dafay nekk beneen tiitaangi goo xam ne day dellu siwaat ci biir li nga xam ne ni doon nañ ko waxtaanee te li ko indi yëpp ci biir wax ji tudd nañ ko mooy tëggalatuñu dafa mel ne sunuy programme école sunu bopp mais ñeneen ñoo ñu koy tëggal indi ay milliards boole ko programme yooyu noonu li ngir ñu nekk di ko jàngale yooyu noonu yëpp mu nekk ay mbir yoo xam ne nii yu doy waar la mais tamit beneen bi nga xam ne nii tudd nañ ko muy politiciens yi nga xam ne tey waroon nañoo proposer wax naa ko démb rek ci benn daje waroon naa dem wala ci benn émission ci DTV ndénkaane maa ngi ko ciy wax démb wala barki démb ne waroon na dem ba nga xam ne politiciens yi tey du ñu yem rek di ñu wax ci affaire matériel wala matière mais ñuy proposer ay programme yoo xam ne dana tax yàquteeg société bi nekk luy saafaraw rawatina waajur yi nga xam ne ni tey ñëpp tiit nañ ci seen njaboot gi mbon gi nga xam ne ni tey ñu ngi ko dëgmal ba rëyatul ci ñoom mais tey mu nekk ñi ci pouvoir ak ñi ci opposition bi yëpp doo dégg kenn kuy wax ci mbirum jikko yi doo dégg kenn kuy wax ci yàquteeg jikko yi bàkkaar yu bon yi tasaaroo doo dégg kenn koo xam ne nii dana ci wane benn solution boo xam ne bu jotoon ci réew mi dana ci taxaw muy yu doy waar su ko defee loolu tey moom lañ leen indiloon ci seen émission Axiru Zaman di sant bu baax Cheikh Hamda di ko gërëm ci déplacement bi ñëw wuy siñu ci émission Axiru Zaman li mu fi indi tey ci société beeg ni mu ñu ko jàngatalee ak ni nga xam ne tey noonu la ñu woyofalee ak mbon am na solo ñu jaajëfal ko bu baax a baax di sant di gërëm mbokk yi doon seetaan yëpp ba beneen émission Axiru Zaman ci beneen thème incha allahu taala jërë ngeen jëf ci seetaan bi wasalaam. tànk bu gudd ak barke ooleek alal du tee ñu xëy la tàgge xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laaj teem yaam